yi bisimilah dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi la ci gën a fës bokk na ci coowal ndox bi ñi ci soobu nag bi la yoon ñooy forum du social ak mouvement Frapp France dégage ñoom nag li ñu gis mooy doxalin bi nangu ñu ko nangu waaye dafa am lu ci làkku li ñu sàkku nag jamono ji moo ñu dakkal contrat bi nga xamante ne jox nañ ko waa Suez bi nag moo ñetteelu yoon ñu daal di dàq élection locale yi loolee nag askan wi daal di ci àddu ñëpp ci ñoom nag ne amulu leen benn njëriñ ndax mairie yi ci boppam ñoo liggéeyul ca jabab seeraas lañuy daal di wutali foofee daañu wax ci njaayum ndawal mi waaye nag ab seetlu day daal di am foofee set gi moom dafa desandi bu baax a baax ci way jëfandikoo waaye it ca jaaykat yi waaye ñi ci gis seen bopp ci ñenn meeg njaay mi mooy ndaw yi yore moto jakarta yi te di yóbbu ndawal li ci yeneen i bërëb yi ñu koy jaayee loolu ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu yaatal ko. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi ni ko junjee la ñu koy daal di door rek coowal ndox mi gannaaw nag liggéeykat ya nekkee ci SDE di wëy di sàkku ñu yokk paar yi leen ca jox bi la yoon nag ñi soobu ci xeex bi ñooy mouvement France dégage ak waa Forum Civil tey ji la ñu doon janook taskatu xibaar yi ne nag nañu dakkal contrat bi dox ci diggante nguurub Sénégal ak Suez leneen it loo xamante ne àddu nañ ci mooy contrat boobee neen nañ li ci nekk kenn gis ko waaye it dafa am rax lu ci làkku moo tax ñu daal di leen jox lu tolloog ci paar yooyu Cheikh Assane Fall Cheikhou Gaye ay lëndëm yu bëri loolu la ñii di waa forum social sénégalais ak waa mouvement Frapp gis ci lu jëm ci attestation wu contrat affermage bu jëm ci mbiru ndox bi ñu jox waa Suez ñoom ñi gis ne ay conflit d'intérêt ak tamit jalgati yoon bëri na ba tax ne sax contrat bi ñu jox waa Suez nekk na loo xam ne xel waru ko mën a nangu. ñu gis ne tey lii kat mi nga xamante ni moom la nekkoon proposition yi SDE moom moo amoon chance ngir gagner marché bi ndaxte moo gën a néewle li nga xamante ni moom la ñu proposé. ñun am nañu information yu wóor yoo xamante ni yu jóge tugal ci yooyu jamono am na ñu diggoon Suez contrat bi digee boobu nag xëy na moo indi njombe gi yëpp. Suez mu ngi nekk difficulté financière fi mu nekk gis ngeen dans la presse française Suez mu ngi jaay ay action pour mën a am tuuti xaalis. yii lay mouvement sax ñoom jàpp nañ ne corruption mën naa am ci mbir mi la tax ba nguur gi la gën a favoriser ñii di waa Suez. ci ay weer ci ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy gorom Macky Sall Suez daf ko yëkkati woon ay oto mbalit may ko ngir la ville de Saint-Louis xel tey tamit bu baax sax. te kii maye loolu fekk na ci jamono yooyu amul woon benn activité bu muy def fii mu jëm ci mbalit. kon kay maye gi nag am na lu ko lal. waa forum social sax ñoom ñi le dugal nañu ñetti plainte ci mbir mi le am nañ plainte bu ñu déposé tribunal de France première instance. benn plainte bi itam defaroon nañ ko OFNAC boobu fan yi jot nañu benn lettre OFNAC bu ñu xamal ne jot nañu plainte bi ñoo ngi cay liggéey beneen plainte bi ñu ngi ko plainte contre personnel bu ARMP. plainte boobu itam kiñ ko def magistrat la. comme magistrat la nag def nañ tout pour que Cour suprême jot ci plainte boobu. ci jamono joo xam ne waa SDE seen contrat bi leen nguur gi prolongé loon ci 31 décembre bii ñu jëm la war a jeex Suez war a tàmbali liggéeyam 1er janvier 2020 nu ñu joxe exploitation ndox mi nekk na loo xam ne ñiiti waa forum social sénégalais ak waa Frapp jàpp nañ ne coow mën na cee juddu nu coow juddoo ci pétrole ak gaz bile. Cheikh Assane Fall ci jamono jooje nag dàqaat nañ jongante yu jëm ci élection locale yi moo war a am ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2021 loolu nag askan wi daal dinañ ci àddu ñu ëpp ci ñoom nag gis ne élection yi ñu amal ko tey ëllëg ak gannaaw ëllëg wala sax fii ak fukki at yitteelu leen ndax mairie ci seen bopp ñu amalul benn njëriñ askan wi ñu ci bëri sax dem ba gis ne li ñu walee dialogue national bi woote waxtaan bi sax lañ ca war a wax sax dañu ko ci waxul reportage Moustapha Gabar Diop Cheikhou Gaye. nguur gi xamle na ni bëgg na élection locale du am fileeg ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ci 2021 bi les proposition ñu fas ko yéene jox fan yile waa assemblée waaye citoyens yi ñoom jàpp ne buuxaat yile baaxul ci stabilité réew mi. bu baree lu ñuy reporter toujours lu ñëw ñu reporter ko bu yàggee rek nit ñi seen xol bi dina jox te bu jógee rek day jur fitina te fitina moom baaxul ci réew
réew yi yëpp boo gisee li si kaw yëpp ay affaire reporter élection yi wala affaire tere manifestation yi rek loolu moo koy indi. ñeneen ñi jàpp ni yile élection amulu leen benn njëriñ ci dundinu askan bi. pour man report ou pas pour man amul njëriñ parce que mairie seen bopp ñoo amulul njëriñ population yi parce que amuñu moyen c'est pas de leur faute c'est parce que pour man acte 3 bi dafa affaiblir par exemple une mairie de ville comme Dakar xam nga mairie de ville Dakar nga xam ne peu ou prou am na lu mu doon jox peut-être les mairies là. bu xaat bile ñu defaat élection locale yi nekk loo xam ne ñenn ñi gis nañu ne njuuj njaaj yu politique moo si nekk. moom daa woote opposition bi pour ñu jéem a waxtaan ci mbirum ku ñuy fal ci communes yi ba mën naa ni am na lu tax mu wax loolu noonu am na lu tax mu woo leen ci dialogue bu demee ba woo leen ci dialogue rek ça veut dire que mën am na lu pertinent lu mu leen mën a wax pour convaincre leen. donc man du ma leen repousser dara mais peut-être nañ trouver consensus boo xam ne tey ça va de mieux pour les Sénégalais. man mon opinion c'est que ñu coupler ko avec les élections législatives dès l'instant que nee nañu le maire il est élu au suffrage universel le député est pareil mais nañ leen coupler et puis on verra des députés maires peut-être qu'avec la coopération décentralisée bon un député a plus d'envergure pour mun a uti ay ressources extérieures. mu waroon am ci weeru juin 2019 bile élection locale yile buuxoon nañu ko ba 1er décembre 2019 balaa ñu koy buuxaat ba mars 2021 ndax fi ñu toll nii nguur gi ak waa opposition bi ba léegi déggoowuñu ci nan la ñu war a mën defee yile jogante. Moustapha Gabaw Diop ñu àddu jëmale ci leneen wax ci xeesal beeg xeex bi ñuy amal ci réew mi ab bataaxal nag tukkee ko ci waa Sénéra tey ji leen jiit la di Babacar Diagne di àddoon di ci ay leeral ne du ñoom waa Sénéra ñooy ay lu jëm ci publicité xeesal yi waaye article 212 bu code de la presse moom moo koy bañ ñu déglu ko ci jokkoo ak Ibrahima Camara. loolu kenn mënul wax ne CNRA moo tere mën nañu wax ne CNRA moo rappelé ndax li ñu am nii moo am xeesal bii ñuy jaay fu nekk ñun journaliste yi ñoo réunion woon lu yàgg boobu sax Moustapha Guirassy mooy ministre man fekk naa réunion yu bëri assisté naa ci participé ci ñu ne ñun yëfu xeesal duñu ko promouvoir mooy article 112 du code de la presse kon suñu loi la depuis 2007 c'est la loi votée par l'Assemblée nationale loolu nag la ñuy xool ndax ñun duñu législateur nous sommes régulateurs donc loi boobu nag nga xam ne ñun ñoo tax suñu bopp ñun journalistes yi lu ñuy rappelé mooy article 112 bi mooy kenn warul jaay promouvoir loo xam ni day indi xeesal ndax loolu nag dëgg-dëgg suñu dignité de noir moom la ñuy gaañ foofu kon loolu la ñuy rappelé ñun ci communiqué boobu pour ñun ñëpp nag ñu bokk sàmm yoon li mu wax ci loolu ndax loi bi la léegi ñun ñoo ko sàmmal suñu bopp. mi ngoog leer na nañ loole nag li ci des nag muy kër taskatu xibaar yi daal di ci soobu ñu ci bëri sax ne taxaw nañ ngir ànd ci yoon wax waaye nag fàttewuñu benn yoon yenn gàkk-gàkk yu mu leen nar a andil ci seen gafaga mu Mamadou bi passi saxoo si di ñaan publicité doon na luy andi koppar ci rajo yeeg télé yi ci Sénégal mais ay règle am na ngir contrôler boobule secteur waaye fii ci Sénégal dañuy tere ay publicité yi nga xamante ne day wone ay produits xeesal loi bi koy tere nag mi ngi ci code de la presse ci article 112. loi bi moom man ci li ma xam am na loi boo xam ne ëpp na ay décennies mooy seule loi boo xam ne mës nañ ko jël ci mbirum xeesal amoon na fi donc interdit mais quand même en réalité nekkoon na loi boo xam ne pratiquement kenn mësu ko appliqué au Sénégal loolu moom lu nu xamoon la ba démb gis nañ. Circulaire correspondance bi nga xam ne CNRA yónnee na ko organe de presse yi di ci yeesalaat di wax ne loolu lu ñu interdire la bépp organe de presse surtout je dirais support de communication sax boo xam ni soxal na population yi da ngay diffuser produit yi nga xam ne day jëm ci mbiru taari jigéen waxuma nag loo xam ne xeesal la parce que tamit yu nekk ay organes la yoo xam ne ay sociétés yoo xam ne privé la il faut que ñu am lu mel ni publicité mooy mën a dundal suñu kër yi. fan yi weesu ñu nemmeeku débat ci wàllum xeesal fii ci dëkk bi CNRA di conseil national bi régulé wàllum audiovisuel profité ci loolu ngir rappeler médias yi ñu respecté boobule loi. ci ñun suñu budget dina ci xaw a am tuuti impact parce que produit xeesal yi dañuy indi budget bu baax ci
télé bi ak ci rajo bi parce que tout le temps da ngeen gis ni produit xeesal yi ñu ngi publicité te dafay jar waaw moo tax ma ne ci suñu budget dina am lu ci wàññeeku tuuti mais du tere tamit ñun dañuy jaay parce que jaay moo tax ñu nekk fi ñoo tax ñu liggéey fi ñoo tax ñu fiy liggéey bokk dañuy jaay de toute façon. même si mënuñ wax ni publicité yi dina tax consommateur bi jënd benn produit waaye mënuñ minimiser pouvoir bu mu ci am. xeesal bi ñun ñi nga xam ne ñu ngi yor ay support de communication benn partie rek lañ ci utilisation ni ñu ko mën a wax ci utilisation xeesal ndax balaa ñuy def publicité bi produit bi il faut mu exister ba pare produit bu exister ba pare am na ñu ngi ko destiné am na ay consommateurs. kon nag je pense que bu ñu jógee rek tere publicité bi rek benn partie rek la benn majoritaire man li ma gëm te yaakaar ko mooy dañoo war a gën a def travail de sensibilisation ci couche yi surtout ñi nga xam ne ñooy gën a utiliser xeesal yi. gannaaw CNRA bu mu réitéré interdiction yi médias yi lu ñu war a def mooy respecter boobule loi waaye organe de régulation bi lu mu war a def mooy assurer suivi bi ngir mesure d'interdiction yi ñu mën ko respecter. ñu wax ci leneen yitteel bu baax ndaw ñi mooy seen xëy gis ne dafa lompoñ bu baax ci réew mi donte sax yitteel na gouvernement bi ñu nemmeeku nekk ne lu tollu ko 20 structure ñu ngi fi toog ngir xëyub ndaw ñi waaye it ngir tàggat yooyu leen ndaw Dame Diop nag nekk directeur de l'emploi moom mi ngi digée ne 1 million mu xëy ni ko njiitu réew mi diggee loolee lu mun a nekk la te ñu ngi ci def seen kéemtalaay kattan ñu déglu ko àdduna ci micro Makan. pratiquement am nañu 20 structures 20 ak juróomi kër yi nguur gi teg yoo xam ne yëpp dañuy accompagner nit ki ci xëy walla ci formation structure yi defuñu la même chose tey dañuy wax rationalisation et cetera mais rationalisation ñu bëri dinañ ko wax mais il faut que ñu comprendre loolu donc si tu prends 50 000 emplois wala 70 000 nga dolli ci 150 000 emplois tu es à 200 000 emplois donc ça veut dire que économie bi tey dañu war a xeex ba am 100 000 emplois yu bees wala 150 000 yu bees et loolu suñ ko amee si juróomi at 1 million emploi la donc schéma la boo xam ni mën na nekk mais dafa laaj ñëpp laxasaayu mais aussi laaj na économie bi ñu gën dooleel secteur privé laaj na aussi agriculture bi gars yi gën fa investir pas bay mais ci transformation bi laaj na aussi formation bi jeunes yi am ko. ñu wax ci wàllum alam geek dëkkuwaay ak doxalin wi nga xamante ne askan gi war na koo am ci rawatina mbalit mi nga xamante ne dañu koy fekk ci mbedd mi loolu lay yitteel bu baax ki di maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye nag gis ne dana soobu bu baax ci boobule xeex waaye nag foofu rek ñu gën a ñoŋal wala dooleel xeex bi ñuy xeex mbalit mi ñu daal di koy déglu ay kàddoom àdduna ci micro Alioune Mbaye. ñu ngi sàkk ci jàkk yi ngeen boole ko ci waxtaan cet gi. Respect de l'environnement, respect du voisin sa mbalit du caagi ni génn nga ko sa kër ni set nga parce que boo ko tegalee sa voisin amaana yaa ngi koy tooñ àq fekk na la ci kon ñu ngi leen di ñaan ci loolu vraiment ma daaneel foofu di leen gërëm di wax ni man de lii yaakaar bu rëy laa ci am di ci sant sama conseil municipal ni ñoom ñëpp ko voté conseil bi yëpp ko voté benn abstention moo ci am un conseil aussi large ñoom ñëpp ko parce que donc yitte la ci ñoom le cadre de vie l'encombrement du plateau cet plateau et cetera yitte la ci ñoom. ñu wax ci leen nu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi xam ñam yi nga xamante ne mooy dugg suñu biir ndax set nag sell na doon na lu am solo donte sax lu bëri duñu ci bàyyi xel loo am waral ñu amal ab gëstu wutali ca jabab seeraas foofee nag ñenn mekk njaayum ndawal mi nga fay dox bu baax waaye bërëb ba nag seetul comme nañu ko soxlawee loolu nag di jur léeg-léeg gàllankoor te ña fa nekk wala sax way jëfandikoo ya fay ñëw ci wàllum koom gi nag ñi ci gën a gis seen bopp mooy ndaw ya yore moto te di yëpp ndawal li di ko yóbbu ci yeneen gox yi reportage Alioune Gueye Augustin Manda. ab yàpp bu ñu wékk weñ yi di jaaba jonge fu nekk ñu ngi fii ci marché bu Seras fii de lu jëm ci wàllum cet dafa mel ni amu fi ñoom jaaykat yi di wax li ko waral. ñu ngi koy respecté mais des na parce que loo mun di def ndimbal da cee laaj te ñun amuñu ndimbal du état du kenn parce que boo xoolee li ñuy xeex sa moo gën a bëri ne li ñuy dimbal. wala nag ay tout tànk yoo xam ne gëmuñu fenn fu dul fii suñu réew mi di liggéey fii di fi daan suñu doole mais boo xoolee d'une manière générale presque mun naa ne ñi nga xam ne ñoo ñëpp doole dañuy xaw a xeex tuuti. bu nekkee gis nga ni niñ muuree yàpp bi nii yàpp bi léegi lañ ko dugal waaye dañ koy muur bi mooy leen bañ mu poussière gis nga fii dañ ko tooyalee poussière bi moo tax
ak oto yi wàcce fi ñun mënuñu ko parce que ñun ñoo bokk dara bi ñun mën ñoo wax borom oto duñu wàcce fa parce que ñoom dañuy fay juuti waaye ñoom bu ñu wàccee par ñun bu ñu nettoyé bu nekk suuf si day jóg di daanu ci yàb bi ñun dañ koy tooyal bu mu tooy bu ko defee yàb bi du ngelaw day neex a seen. ñoom ñooy seen ay clients waaye dafa mel ni kontaanuñu ci condition yii man bi ma njëkkee ñëw li ma njëkk a daaneel mooy odeur bi ak poussière bi man dama ne nan la ñii mën a nekkee fii loolu laa njëkk a xalaat. léegi damay ragal parce que gis naa télé yi nit yi dañuy rey fas yi ci àll ba yi indi yàpp ci fii xaw ma fii xaw ma yeneen mais yàpp yi léegi il faut que service seen ñuy contrôler yàpp yi. suñu xaalis ñoo koy jël jënd suñu nag bu ñu jëndee suñu nag dugal ko seeraas waaw pesé 100 kilos 150 kilos nga fay juuti génne teg fii di jaay waaw. ñun dañoo am frigo yoo xam ne spécial ñu ngi fii am na ko xam day pesé kilo fukki dërëm nga galaasi mën naa am 3 jours 4 jours dara du ci sikk surtout mag sedd bi di ñëw sedd bi sax ci lay gën a neex ñun. yàpp bi dawalkatu moto Jakarta yile ñoo koy yóbbu yenn saa yi sax ba ci biir kër yi ba tax na ñu ngi ciy gis seen bopp. buuse bi damay jox des fois tamit nañ may woo ma indi mais fi ñuy def saako yi day dëgër day assuré quoi moo tax bu daanoo tamit du def dara du am benn problème sant yàlla quoi maa ngi si gis sama bopp buuse bi bu ma nangoo fay ma dem kee bu ma nangoo fay ma dem. mu nekk marché bu gën a mag ci ndakaaru bu ñuy jaayee yàpp ba tax na doomu ndakaaru yu bari fii lañ koy jënd see waaye bu ñu jugul ci lu jëm ci wàllum cet seen client yu bari dinañ daw. xibaar yi bi di réew ak la ca gën a fës ñu ànd ceeg Mame Abdou Guèye Kassé. ab cong daal nay dal ci benn convoi autocaru compagnie canadienne bi di Semafo te nga xam ni dafa feesoon dell ki employé am ay nit yu bëri nag daal nañ si ñàkk seen bakkan xew-xew bi nag moo ngi am ca est Burkina Faso ca yoon bi nga xam ne nag moo dox ci diggante ñaari site minier yi di Fada ak Bungon ñaari gox yi nag seen diggante moo ngi toll ci juróom fukki kilomètre ci bile xew-xew jot nañ cee nemmeeku tamit ay nit yu bëri yu si am ay gaañu-gaañu. lu toll ci fukki doomi aadama daal nañuy ñàkk seen bakkan démb ci benn cong bi nga xam ne nag milice d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées moo ko def xew-xew bi nag moo ngi am ci gox bi nga xam ni digganteem ak région bi di Béni toll na ci juróom benn fukki kilomètre loolu lay moo ngi xewee ci république démocratique du Congo ñenn ñi nag ñoo ngi leen di faate ak arme blanche ñeneen ñi ñoom daanaka ab fetal nañ leen tiire xew-xew bi moo ngi am benn semaine képp gannaaw ba l'armée régulière bi waxoon ni nag dina amal ay opération ngir su ko defee rek daal di indi jàmm ca région bu Béni bi nga xam ne nag way fupp yi ñoo ngi fay buum di bummi naka noonee tamit région bile benn at a ngi nii mu ngi jàmmaarloog épidémie bi di Ebola bu ñu sukkandikoo ci benn rapport mbootaayu xeet yi juróom-ñetti fukki junni casque bleu yi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca réew ma dañ leen fa war a jëlee wante nag conseil de sécurité bi àndu ci ndaxte ci fan yi di ñëw war na prolonger lii di seen mandat. xibaaru bitim réew yi nag gannaaw Afrique dañuy dem ba Iran réew ma nag jot naa jàpp ci lu gaaw benn inspectrice bi nga xam ne nag day liggéeyal lii di agence internationale de l'énergie atomique bu ñu sukkandikoo ci ay sources yi nga xam ne nag tàbbee nañ agence de presse bii di Reuters ñoom diplomate yooyu sax jàpp nañ ni li ni mel ab buntu xataal la jàpp bi ñu jàpp inspectrice boobu nag daanaka mooy premier xew-xew bi ni mel gannaaw ba ñu xaatimee lii di accord de Vienne bi sur le nucléaire ci atum 2015 xew-xew bi nag mu ngi am ci jamono bi nga xam ne nag mbiicoo mbaaloo bu dox ci diggante Iran ak réew yu nekk tugal metti na lool rawatina ci digganteem ak États-Unis boobu te nga xam ne sax njiitu réewam di Donald Trump daal na koy génnee ci accord bile ci atum 2015 loolu sax moo tax ba Téhéran daal di delluwaat ginnaaw ci engagement yi nga xam ne jëloon na ko ci fan yi ñu génn Iran jot naa enrichir lii di gaz uranium jaarale ko ci ay milliers de centrifugeuses ca sitam bi di Fordo. démocrate yi nga xam ni dañuy tuumaal kii di Donald Trump ni dafa teggi yoon ci lu jëm ci affaire ukrainienne bi ñoom nag daal nañuy fësal tey jii ni première audition publique yu njëkk maanaam déglu yu ñuy déglu témoins yi dina tàmbali ci semaine bii di ñëw maanaam bu ñu yeggee ci fukki fan ak ñett ci weerum novembre bii ñoom nag luñ siy séntu rek mooy fexe dajale bépp preuve bi nga xam ne rek dina mën a tax ñu daal di tekki ndombal tànku njiitum réew bu Amérique kon nag beneen étape daal nay am
ci mbir mi lay démocrate yi nag mënees nañoo amal ay témoignages yi nga xam ne nag dina indil ay jafe-jafe kii di njiitum réewu États-Unis ndaxte ñoom ñi lee commission yi nga xam ne rek ñooy saytu mbir mi le jotoon nañ leen a déglu à huis clos maanaam jotoon nañ leen a déglu te kenn fekkeewu ko wante nag audition publique yi nga xam ne dinañ ko amal ci teewaayu ñëpp mën naa indil ay jafe-jafe kii di Donald Trump. mi ngi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax xibaaru maraxi fii lay daal di yem 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan bar laata boobu nag ñu bàyyi leen ak xibaar yi tukkee ci wàllum jaww ji ak Sofia Ba jërë ngeen jëf.